asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV ñoo ngi dikkaat di leen ziar di bu baax a baax te di leen balaax di balaax ñëpp te dikkaat xanaa tey ci niñ ko daan def rek ndaje yi ñu daan def te ji nag daje bi ñuy def mooy que ni maanaam leeral ay points yoo xamante ni si maanaam nit ñi bëgg nañ ko xam points yi nag xaw naa sakkan moo tax ñi ngi xalaat sax est-ce que duñ ko def ñaari vidéo waaye su fekkente ni si temps bi may ñu ko ñu mun ko def benn vidéo ñu def ko su ci xajul ñu jéem ko def ñaari vidéo point yi ni leeral it fi ñu ko jëlee mooy groupe WhatsApp ba parce que comme ni ñu ko waxee woon xam nañ ñaari groupe WhatsApp yoo xamante ni si pour képp koo xam am nga looy laaj wala képp koo xamante ni si maanaam da nga bëgg a leerlu dara boo fa duggee boo leerloon ñu leeral la parce que am na fa ñoo xam ñi ngi fay nekk di jàppalante leeral yaa nga fa am na fa ñoo xamante ni si bu ñu gisee lu mel ne liggéey wala ñu gis lu mel ne dara dañ koy leeral foofu daal maanaam daal njëriñ mi ngi fa. xam nañ net nag ñëpp bëgg nañoo dugg wala ñu bari bëgg nañoo dugg ñoo ngi gis seen numéro yi ngeen di ko envoyé yëpp ñu ngi leen di wax ni xëy na groupe bi moo fees rek man wax dëgg yàlla te ñaar yi ndax déjà dafa metti te it nag def nañ benn telegram aussi tamit ku bëgg itam mën nga participer telegram bu ngeen seetee page yu Teranga Diaspora TV page yu Teranga Diaspora TV ci Facebook bi am na ci lien yi ñuy duggee ci WhatsApp ba mi ngi ci lien yi ñuy duggee ci telegram bi mi ngi ci aussi WhatsApp bi nag xam naa ne dafa fees mais am na ñoo xam ne dañuy déglu information suñu paree dañuy quitté su ko defee bu ñu quitté ku cliquer rek ku ci tombé rek da nga dugg daal noonu la ñuy demee moo tax nag ñi ngi xool aussi tamit parce que su fekkee mën na nekk aussi ñu defaat ñett ñu defaat troisième groupe rek parce que bëggu ñoo bàyyi kenn ginnaaw bëgg nañ képp koo xam ne da ngaa am looy leerlu nga leerlu ko képp koo xam ne da ngaa bëgg a am loo xam ne ñu xam ko parce que li ñu bëgg mooy di partager information yi di partager yi tamit xam-xam yi ak xel yi lii nga xam ne moom la ñuy fas yéene leeral fii mooy li nga xamante ne ay laaj yi ñu fay laaj yu ci ëpp nag lañ jël pour jël ko parce que dañoo xam ne dem laaj yi moo ëpp rek kon ñi ko xam ñi ko bëgg a xam bari nañ xëy na am na ñoo xamante ni si amuñu accès ci YouTube yi ci WhatsApp yi am na ñoo xam amuñu accès ci Telegram bi moo tax ñooñu lañ koy leeral nag fas yéene ko def point par point mais ci kaw point yooyu ñuy def li ma leen wax la su ma tee ñaari vidéo ñu def benn léegi point bi nga xam moom la ñu njëkk a leeral mooy problème asilo yi problème asilo yi nag moom presque mooy loo xamante ni si moom presque mooy débat bi yëpp moom lay doon ci WhatsApp yi yëpp mais asilo yi man tey dama fi dikkee ak waxtaan ci xel nañ waxtaan ci xel jarul xam-xam jarul dara ci xel la ñuy waxtaan rek asilo yi parce que am na ñoo xam ne sax ñi ngi naan neneen ko am asilo loo dugal mais loolu moom yenn avocats yi ñoo koy wax ma ciy profiter aussi tamit di préciser di ko yokk di wax mooy que ni te avocat laa rek taxul nga xam dara ci immigration avocat bu taxul mu xam immigration avocat am na ñoo xam duñu jàng sax immigration te xamuñu sax luy immigration ba pare lii nii pratique la maanaam damay pratiquer pour am séjour mais avocat pour problème lay jariñ avocat pour tribunal la maanaam su ma doon pratiquer su ma dugalee sama pratique tey suba yàlla bu ko yàlla def ma am problème bu boobaa damay soxla avocat mais période bi nii ma war a dugal nii soxlawuma avocat presque lan lay doy avocat parce que avocat bi ngay jël presque amoo soxlawoo avocat quoi avocat bu ci am jom tuuti sax wala avocat boo xamante ne am nga liggéey dëgg liggéey sax pratique yi doo ko nangoo rek parce que yi pour yow day ndaw ci yow trop parce que avocat wax dëgg yàlla buy def pratique ngeen xam ni liggéey amatul tey tamit xëy na liggéey doxatul mais lii du pour avocat lii kaaf yi ñoo koy def wala patronato yi wala agence par étranger yi agence par étranger surtout nag ndax ñoo gën a maîtriser ñoo ci gën a yàgg ñoo ci gën a nekk te it ñoom dañ leen a agréé maanaam dañoo am agréé dañ leen am agrément boo xamante ni dañoo war a def liggéey boobu donc ñooñu mun nañ ko def te ñooñu ñuy yëngu ci immigration ñoo la gën a xam roq yi nga xam ne parce que am na ci yoo xam moom nit ki mooy xam roq rek mun koo def bu ko xamul it maanaam dal naan xamu ko wala mu renvoyé ci tubaab yi yenn avocat yi dañ leen naan mun leen koo def da ko am asile mënu koo def yenn camp yi dañ leen naan ko am asile mënu ko def mais bu ngeen seetloo aussi tam c'est très normal parce que avocat bi nga xam yaa ngi koy fay xaalis à tout moment mi ngi leen doxati ay benn 200 euros mu ngi leen doxati 100 euros mi ngi leen doxati 50 euros ki ne ci camp bi yow tamit saa boo jógee ci camp moom kenn dootu ko fay te camp yi yéen ñi fa nekk rek tax ñu leen koy fay mais ñooñu dañ leen di nëbbi dëgg bi mooy bu ñu mooy naan leen ko am asile mënoo ko dugal mais loolu yéen war ngeen a xam sax du dëgg ndax li tax ngeen xam du dëgg mooy maye kayit bi dañ cee dugal loo xamante ni si lu bees la loo xam ni mosul am mooy que ni dañ ni léegi ku sa séjour jeex depuis 31 octobre ba fi ñu nekk nii même yi ne en cours sax da ciy bokk ak nga mos a liggéey ci ñetti secteurs yi muy golf badante ak agriculture ñett yooyu bu fekkee mos nga ci liggéey neneen bu boobaa dañ lay may permis su 6 meses yi nga dem wuti liggéey loolu boo ko déggee rek bu ñu ko déggee rek war ngeen a xam ni loolu gouvernement bi wala état wala ñu ko def ñi am asilo la ñu may possibilité kon ku la naan ko am asilo mënu cee bokk kon day wax lu ko neex parce que ñëpp a xam ni permis su 6 meses yi asilo moo ko taxoon a jóg permis de 6 meses yi à part cours médical ak asilo rek ko nga koy am kon donc bu la naan bu fi jeexee boo yu ko xam ne convertiroo ko permis xam nañ ni permis kii rek lañ mën a convertir donc mooy yow mi nga xam nekk nga ci asilo bi yow lay may possibilité pour nga am kayit donc képp ku la naan kuy dugal asilo mënoo cee bokk day wax lu ko neex loolu du dëgg du benn dëgg du dëgg
léegi nag moo tax yéen ñi dugal asile man li may wax la parce que dañuy laaj question ñu bari dañ naan man damaa sama asile dafa toll ci nangam ñi naan damaa dem cour de cassation ñi naan la damaa demoon commission benn wax beeg benn conseil bi laay jox ñëpp tey day wax dëgg yàlla su doon man it loolu laay def mooy que ni asile bu fu mu commencé ak fu mu mën a yem ak fu mu mën a nekk bàyyi leen ko renoncé leen ko ngeen dugal ci kayit yi su ma leen ne renoncé leen ko bàyyi leen ngeen dugal ci kayit yi xam naa da ngeen ni lu tax li tax mooy lu mel ne asile da nga koo am demande richiedente asilo nga dem Kesura nga demandé asilo léegi Kesura moom ni la da ngay dem commission ñu déglu la sa histoire te ñun Sénégalais man mi di wax ak yéen commission laay liggéey interprète laa fa dama fay déglu histoire bu ne mais vraiment Sénégalais yi mu amatuñ fa sens moom dama leen di wax dëgg nan leen waxante dëgg rek parce que ñun Sénégalais yi ñaari tur yi dañu yoroon daan ko fa joxe ak maanaam ñi dawee Casamance wala boog ñi dawee diine mais loolu moom defe naa dafa booy noppi tubaab yi léegi ba léegi gëmatuñu ci dara même ñi nga xam seen boss dëgg la sax gëmatuñ ko dañ leen di rejeté ba pare tamit bu ñu defante dëgg asilo ñun doon may ñëpp may nañ leen presse bi Salvini ñëw ci la arrêté ñu ci des parce que li nga xam ne sénégalais moo na ko am mooy motif humanitaire parce que ñun macha allah danoo yor woon te liggéeykat lañu parce que da daan am contrat ñu ni ko am contrat dégg italien dafa war am motif humanitaire mais léegi dindi nañ motif humanitaire cas spécial moo am te cas spécial gi ngeen di ko Salvini woon dëkk wane ñooñu moom lañu war a am cas spécial presque pour sénégalais am ci c'est tout un problème donc ba pare même sax mérito nañoo am ak yooyu yëpp war nañoo am léegi nga dugal asilo boo dugalee asilo pour nga dem commission diggante asilo ak sa commission mën na durer 1 an léegi sax moom yomb na léegi 6 mois nañu wax léegi 6 mois mën na durer 6 mois diggante bi ngay dem commission ak sa asilo soo demee commission dañ lay déglu bu ñu la dégloo da nga am presque 1 mois ñu doon lay répondre muy 7 mois par exemple léegi foofu perte nga fi 7 mois déjà kayit yi nii dama leen di wax de boobu mooy asilo bi kayit yi nii suñu yàlla dimbalee boo ko dugalee weer bi dans 2 ou 3 mois normalement gëm naa questions yi gën a dëgër bopp gën a jaxasoo genre question Naples yi nga xam ñoom dañuy fees en général foofu man pour man bu lay convoqué fii léegi 3 mois moom normalement war nañ la convoqué ci li ma yaakaar bu xëy na mu ëpp 3 mois nañ exagéré mu dem 4 mois war nañ exagéré sax ba 5 mois léegi ñu convoqué la suñu la convoqué 5 mois nga dugal sa këyit boo dugalee sa këyit teg sa baaraam fii léegi 2 mois sa baaraam moom boo ko tegee bu dee këyit yi moom parce que question xooloon na ba ni ok ba joxe woon ok donc boo ko dugalee moom rakk mu yéen léegi fii léegi 2 mois léegi fii léegi 6 mois nga am séjour boo xamante ni si séjour laa de séjour boo xam day dikkee 2 ans lay dikkee bu dee séjour boobu waxaguma benn bi bii laay wax ba tey léegi nga mu dikkee 2 ans par exemple nga am séjour boo xam léegi mën nga dem Sénégal mën nga def lépp dootoo topp tribunal dootoo topp commission dootoo topp dara yaa ngi ñëpp a yam liggéey bu la neex nga dem liggéey saa bu la neex nga renouveler boobu mooy benn bi léegi loolu ndax dinaa ko weccee ak bii nga xam ne dara wóoruma ci damay dem rek commission déglu ma bu leen ci yàlla xëy ñun ma waaw bu leen ci yàlla xëy ñun ma déet su ma déedéet ma daal di continuer waat demaat tribunal ñàkkaat xaalis su ma tribunal ni ma sari waat demaat feneen léegi ndax ñaar yooyu daan leen yemale man damay laaj ndax daan leen yemale bii nga xam ni da ngay dem rek dugal soo dugalee fi léegi 2 mois 6 mois ñu jox la séjour bi ne téyel dama sa yoon ak bii nga xam damay dem commission ñu déglu ma xëy na ñu jox ma xëy na duñ ma jox bu ma joxee ma ñoqaliwaat wutaliwaat cassation ñii di wutaliwaat tribunal yi ci des léegi ñaar yooyu est-ce que yem nañ bu dee bii force da ngay ànd ak avocat di ko fay par force tout le temps da ngay fay avocat bu dee bii doo fay avocat doo fay dara boo xasee ba dugal pare nga ci léegi kon ndax ñaari séjours yi mën nañ yem donc nit ki pour man mooy utiliser xelam léegi nag renoncer saa bu ma ko waxee bu ma njëkkee wax ne dañuy renoncer xawoon nañ di coow parce que ñu bari dañ doon wax naan séjours yi kenn du renoncer dafa am loo xam ne loi waxu ko lejje waxu ko maanaam ci maye kayit bi kenn du gis ni asile politique mënut a ànd ak kayit yi asile politique mën na ànd ak kayit yi mais li tax ñu indi renoncé mooy ki nga xamante ni si dafa dugaloon par exemple waa Kesura téye woon passeport am parce que asile politique boo yóbbu sa passeport dañu koy téye mais man ñi ma daan dugal toujours dama naan bu leen yóbbu passeport leen yóbbu seen ancien carte d'identité wala ngeen yóbbu photocopie passeport parce que tu n'es pas obligé à ce que ngay présenter passeport donc léegi bi nga xamante ni si Kesura jël na sa passeport téye ko léegi yow da nga dugal say kayit boo dugalee say kayit boo bëggee dugal ci kii bi nii force dañ lay laaj passeport xëy na premier dugal amul problème parce que lépp online data say data la ñuy laaj moo tax boo yore photocopie di nga ko mën boo yore attestation di nga ko mën léegi ma dugal ba pare su may dem Kesura nag pour dem su may Kesura convoqué pour maag sama docteur la ko ñu dem signé mais daf may laaj passeport bu mu boobaa te sama passeport mi ngi Kesura dafa am loo xam dafa danger na ngeen ko moytu mooy ñenn ñi nga xam benn passeport dafa nekk Kesura ba pare ñuy dem di def certificat de perte parce que loolu certificat de perte boo ko defee da ngaa déclaré faux ndax bu ngeen ma fekkee mos ngeen a gis denuncia ni ñu koy defee denuncia esmarimento maanaam sa kayit bu réeré ni ngay defee denuncia ñoom carabinier wala ki lay saisir day bind ni man diw maa sottoscritto man maa wax sama nangam dafa réer te yow mënoo jox waa Kesura sa passeport ba pare tourné waataat demaat ci Kesura wala nga demaat ci police wala nga dem fu la neex ni leen léegi sama passeport dafa réer loolu déclaration faux la te déclaration dafa dangereux parce que public officiel nga déclaré faux nga déclaré lu dëgg donc loolu na ngeen ko moytu loolu dafa dangereux donc léegi leen rek nga mën a def dem ci avocat mu renoncer la asile parce que asile doy woo ko daal te ñun ñëpp a xam doom ak yenn avocat yi nag renoncer ko ku leen rey la ñamale parce que ñoom dañuy bëgg di continuer di toqati xaalis ñun ñëpp avocat yi dañ leen a bëgg a toqati xaalis moo tax ñu naan leen ñenn ñi dañ naan boo yoree asile mënoo ko ñenn ñi naan leen non jarul renoncer demal rek demal jarul renoncer yooyu yëpp amu ci sens soo ko demee ñu renoncer parce que renoncer affaire renoncer laa indi bëgg expliquer renoncer affaire benn fan la parce que renoncer online lañ koy defee
lay bind ni man diw maa renoncé nangam bi nga amoon in bind li muy bind jox la këyit bi nga xam moom la renoncé këyit boobu noonu boo ko yóbboo ak récépissé bi nga xamante ne si dugal lañ ko séjour yi soo demee ca questora ba téye woon sa passeport da ngay delloo sa passeport soo delloo sa passeport bi booy tegi baaram wala booy def say bagage nga dem defi ko continuellement donc man jàpp naa ni foofu mooy renoncé bi foofu la koy laaj muy benn bi ñaareel bi mooy ki nga xamante ne si téyewuñ passeport am mais moom mi yëg séjour am léegi moom moomu yore séjour am bis bu demee questora par exemple questora du jox nit mukk ñaari séjour mooy ñi nga xam dañ ma naan sama séjour décembre lay jeex ñeen nam sama séjour octobre lay jeex bis boo demee questora force questora daf la naan dama renoncer séjour bii nga yore parce que séjour bi nga yore du la jox séjour richiedente asilo ba pare tournewaat bëgg laa joxaat beneen séjour ñaari séjour questora du ko joxe donc da lay renoncer loo benn bi richiedente asilo daf la naan demal nga renoncer ko soo ko renoncer ba pare ba indi feuille renoncer bi mu dindi richiedente asilo ci la lay door a jox beneen séjour door lay mën a jox séjour yi bees yi maanaam yu 6 mois wala séjour laboré yi donc renoncer bi mënut a ñàkk ku naan mënuñu ko waxuñu ko ci leeg day ànd ak certes kenn waxu ko mais nag système bi pour nga dem dafa am loo xamante ne day tëj da lay tëj lii lay tëj bu la tëjee foog nga tëju ko nag mooy renoncer maanaam bàyyi naa lii léegi lii laay continuer parce que ñaari séjour nit du ko am donc côté boobu laay waxee renoncer moo tax ma leen di wax ñenn ñi nag ñi ci am xel te man sax ku ma déggaloon ngay def mooy affaire asile politique da nga koy teel a renoncer teel ko renoncer teel a noppal parce que comme fii dafa bëri bureaucratie dafa gudd ci fii Italie pour nga dugg ci dara mu gaaw jeex dafay jël temps donc man su doon mën a sax léegi laay commencé gis avocat bu ngeen wax renoncer muy sa avocat bu ma ñaa demal gis beneen avocat renoncer ñëpp la ko mën a defal online lañ koy bind ni man renoncer naa sama nangam jël kayit ba receveur mu lay renoncer jox la receveur boobu ngay yor saa booy dem questura mbaa booy du jël sa bopp boobu ngay dugali parce que asile politique ñun ñëpp a xam fa muy mujj donc man damay wax loolu leneen aussi ñu bari dañ ma koy laaj maanaam am naa asilo ma ngi cassation am naa asilo mi ngi fu la neex asilo bi fu mu commencé fu mu yam bu fekkee man ngeen di laaj conseil wala xam-xam wala xel dama leen naan renoncer leen seen asilo yi ngeen topp kayit yii moo gën a baax moo avenir te moo gën a wóor pour nga jot ci te it moo gën a gàtt ci yoon wi muy jaar te it xaalis bi ñu ciy dépensé moo gën a néew ndax avocat yi moom yéen a ma leen gën a xam liñ leen di jox ci xaalis moo tax asilo yi moom loolu laa ciy wax loolu laa ciy xelal ñëpp kenn ku ci na nga dem ci sa xelu bopp beneen bi ci des deuxième leeral bi ñu ni léegi présence pratique en absence de waaw dafa am loo xamante ne si man dama ko fi waxoon ci sama vidéo bi passé peut-être que nit ñi am na nuñ ko déggee am na nuñ ko déggeewul mooy dama ne woon nit mun na nekk bitim réew wala mun nga nekk fu ne nit dugalal la fii ba ci ki ne Sénégal sax mun na nekk Sénégal nit présenté ko pratique bi fii parce que pratique bi lépp online lañ koy defee donc kooku ñëpp ko mun a présenté mais ñu bari dañ cee dégg ni man dama ni ñoom nañ toog France wala nañ toog Espagne wala nañ toog fenn kenn dugalal leen loolu noonu la demee mais dama leen di wax ni ngeen moytu ngeen méfié wu parce que jaaxaan France wala nga jaaxaan fu la neex yónnee am Samba Ndiaye sa xaalis ca Italie day lekk sa xaalis mën naa am mu jubadi day lekk sa xaalis ba pare naan la dugalal naa la yow ngay toog di xaar yàlla te doo xam kañ lay yegsi donc moo tax may leen ñi nga xam ne nag wóor na leen am nañ ku ñu wóor lii mën na ko def leer na ko ni sa mag la wala sa rak mbaa sa mbokk mu la jege moo xam leer na dóor loolu moom mën nañ la dugalal sa gannaaw parce que dugal bi lépp online la su ko defee bis bu ñu leen di convoqué nag ca police ba bis bu ñu leen di convoqué ca caisse préfecture pour ngeen teg baaraam pour ngeen signer contrat excusez-moi pour ngeen signer contrat su boobaa nag mën nga jógee fa nga nekk ñëw wala sax nag man li may gëm mooy suñ la ko dugalee ba pare ba jox la récépissé bi bëttal yoon bi ñëw ndax contrôle mosu cee am mais on sait jamais yàlla mën naa dogal ñu contrôler ci moo tax nag kuñ ko ci defalee jéem a ñëw rek benn temps jéem a jël say liggéey ci sa yëfi bopp loolu daal laay wax mooy nag na ngeen moytu loolu su ma ko waxee parce que li tax ma wax koon mooy dugal bi online la surtout ministère de l'intérieur la ñuy dugale donc kon ku ne mën na ko defal sa bopp sans nit ki présenté wu mais nag comme li may waxoon dugal yi kaaf yeeg ñenn ñee koy def dugal beet speed lañ koy dugale peut-être que même dinaa xëy na dinaa fi def benn vidéo pour wane ni ñuy dugale parce que kenn ku ne sax war nga mën a dugalal sa bopp parce que speed rek boo ko amee da ngay accéder ci site bi ñëw dugal remplir yi ngay war a remplir yëpp dugal ko dara mettiwu ci dara jafewu ci lu yomb sax day xëy na dinañ def benn vidéo sax pour wan leen pratique bi ñu koy defee dugal bi dara jafewu ci su ko defee kuy dugal bëgg a dugal F24 yépp ci groupe WhatsApp yi commencé dañ ko fa tas incha allah daañu wane aussi tamit ni ñu koy remplir ba kenn ku ci ne boo amee sa F24 di ko mën a remplir sa bopp dem fayali sa bopp ba saa boo bëggee dugal aussi tamit di nga mën a dugal loolu aussi tamit ñu ngi koy leeral léegi beneen leeral beet nag ñu bëgg ko leeral parce que ñu bari dañ ciy wax mooy damaa am résidence place sangam damaa am sama carte d'identité place sangam dama am sama code fiscal place sangam ma leen di wax ni am ñu naan ma jaaroon naa fi ma leen di wax ni dugal bi kayit yi ñaar moo ci am ñaar A B 1 2 kii
mooy képp koo xamante ni si le 31 octobre ba fii ñu nekk nii ba fa jëm sax man sax dama ne ba ñu yore séjour bu valable sax te mos nañu liggéey tool ñoom wala ñu mos a liggéey golf mbaa ñu mos a liggéey badante ñooñu am nañu droit dem poste demander questura mu délivrer leen permesso di soggiorno bu 6 mesi bu richiesta lavoro ñoom ñu dem wuti lavoro bis bu ñu amee lavoro ci biir 6 mois yi même bu doon 1 mois lañ liggéey wala 2 mois wala ñoo xam lu ñu fa liggéey bu séjour ba jeexee dañuy jubal directement ak questura ñu convertir leen ko permesso di lavoro mu yem ak séjour yépp su ko defee bu boobaa nag lu leen neex ñu dem liggéey boobu mooy ñooñu maanaam 31 octobre ak it nga mos a liggéey ci tool avant 31 octobre. soo amul condition bi ak loo mën a nekk ak foo mën a jaar ak këyit boo mën a am ak boo fa mosee dugg ak boo fa mosut a dugg ak lépp soo matul condition bi rek bii mooy ñëw mi bii wala 2 bii nag mooy képp koo xamante ne si maanaam condition yi mataloo ko nga ñëw ci bii nii boo ci ñëwee mooy fokk nga wut dattoru lavoro koo xamante ni si moom moo lay dugalal wax ni moom moo la assumé wala assumé woon na la ren ji nag li neex mooy moom laa bëgg ñu koy wax seen dattoru lavoro yi ren état bi toppul nii parce que comme may yee paas daan wax naan da nga daan wax naan nit ki daan déclaré man 3 weer yi passé jëloon naa Samba Ndiaye loolu moo indi woon problème bi bii paa nag kenn obligé wu leen bii paa mën nga sax jël ko wax mën nga bind sax nit ki tey laa ko jël wala suba laa ko jël wala ginnaaw suba laa ko jël sax mën na ci nekk te tey la ji prévoir na loolu donc bii nag moom moo concerne ñëpp ñu mottaliwul condition yi condition bi nag yaay xool ndax ci nga bokk wala déet jarul laajaat naan ndax damaa fee mosta dugg ak ñenn ñi ba tey ñenn ñi dañoo yaakaar dara ni ku mosta am asilo mbaa ku fi mosta dugg bokkoo ci fi déedéet ñëpp a ci bokk tuuti quanti ñëpp a ci bokk képp kuy liggéey ci ñetti secteurs yi ci nga bokk képp kuy liggéey ci ñetti secteurs yi ci nga bokk donc léegi bi ñëpp la prévoir ni ci lañ bokk léegi suñu waxee loolu nag am na ñoom dana am naa 40 am naa résidence sàngam résidence ak hôpital laa leen bëgg a présenté parce que bii pas dañoo wax ni nga jëbee ko wax kuy dugal da ngay présenté fuy wane fa nga dëkk lii wane fa nga dëkk nag résidence d'accord naa ci la bokk mais hospitalité aussi ci la bokk hospitalité ak résidence nag luy seen différence mooy résidence ku amul séjour mënoo ko am requérant asile yi daan nañ ko am mais bi Salvini ñëwee da koo dindi moo tax yenn ci yéen sax am ngeen ko malgré que amu leen këyit yenn ci yéen mais yenn communes sax effacé nañ ko yenn yi effacé wuñ ko léegi nag lu mel ne hospitalité nag mooy hébergement kooku moom jarul résidence jarul dara kooku moom nit ki nga xam moom këram dafa am benn feuille bu muy remplir boo demee ci site internet yëpp presque mi ngi ci communes yi yenn communes yi aussi am nañ ko dafa am benn feuille bu muy remplir xam naa aussi dinaa ko partager ci groupe WhatsApp yi benn feuille la boo xamante ne si da koy remplir bu ko remplir ba pare yóbbu ko ci commune am ñu tamponné ko wala questura yi mais en général questura yi moom dañ lay delloo ci commune bi nga dëkk moo tax commune yi moo ci ëpp li ñu koy delloo bu dee yenn communes yi nag da ngay dem protocole rek bu dee yenn commune dañ laan demal ci vigile yi ñu tamponné ko mais comme feuille la daal boo xam lu yomb la ba pare foofu noonu hospitalité boo ko defee ni du question dañ koy bind fenn maanaam nit daan sama résidence dafa fees sama kër dafa fees yooyu amu ci hospitalité mooy dama ko dalal rek ay fan dama ko dalal rek donc loolu jarul laan ay résidence yu mel loolu mooy différence hospitalité ak résidence donc ku ne mën na ko defal ku ne te nag bii pas hospitalité rek lañ leen laaj kenn laaju leen résidence donc même ku am résidence mën nga ko présenter pero ku am résidence mën nga ko présenter mais résidence du obligation soo amee hospitalité moom moo gënati mën nga ko présenter aussi tamit ku am résidence mën nga ko présenter ku am hospitalité mën nga ko présenter benn laaj bi nga xam ci suuba léegi moom la ñuy laajee mooy ndax ki la dugalal su ngeen bokkee résidence ndax bu ma bokkee nit résidence mën na ma dugalal loolu nag moom dama leen ci wax lu tee lu leer mooy léegi moom da man li ma ko lii sax da koy tere te it nag maanaam ki nga xamante ne si maanaam lu mel ne golf ak badante su fekkente ne si nit ki daf la ko jël contrat bi maanaam mu bokk mu convivre ak yow dafa am nu contrat bi façon bu ñu koy defee moo tax loolu aussi tam man li may digal ñëpp mooy ñu moytu ko ku ci mën a dugal daal bu nit ki dëkkee yow résidence a wutali ko hospitalité beneen kër moo gën parce que dafa am loo xam ne ci xel rek daf ci xaw a ñaaw tuuti ci xel moo tax loolu aussi tamit maa ngi ko ci wax ci xalaat sama digal la rek sama digal la beneen bi ci des mooy rédito yi comme ni ñu ko xamee benn nit mënta gën am lu gën a néew 20 000 euros pour mën a dugalaat benn nit su fekkente ni si benn nit bi rédito matul képp ku mu bokkal résidence même bu ñu bokkul kër te bokk résidence dañu bokk kër sax ñoo war a bokk résidence normalement mais comme ñun Sénégal li ñu ko xamee léeg-léeg nga fi sa résidence dëkk feneen loolu bari na fi loolu lu ñu koy def mais képp koo xamante ni si yéen a bokk résidence xam bu demoon commune ba bu tiiree stade de famille da nga ca génn kooku noonu mën na la mottali rédito su fekkente ni si rédito bu matul mais su boobaa su koy mottali dootu ko mottali 20 000 waaye 27 000 la koy mottali ndax bu fekkee ëpp ngeen benn nit rek ñiy mottali bu fekkee ëpp ngeen benn rek léegi 27 000 ngeen di mottali pour dugalal benn nit léegi bu fekkee ni si ki nga xamante ni si dafa yor diita wala ñuy def agriculture moo xam diita individuel moo xam société kooku noonu 30 000 lañ koy laaj ci déclaration rédito wala bilan bu mu mos a def 30 000
su fekkee dafay dugal lu ëpp benn nit ñaari nit neen bu boobaa direction bu boobaa direction de lavoro moom mooy valutare waale ñaanam capacité économique bu daa diitaa boobu parce que am na diitaa yu bees yu ubbi sax ñooñu sax xam naa après dañuy xool ñoom ma xamu nan la ko état bi di jënteeg ñoom mais ñoom maanaam ñi nga xam ne seen existence amagul at ñooñu aussi tamit dañ ko war a xool nan lay demee mais xam naa yooyu yëpp moom li ñuy wax la inspection du travail ñoo ko yore donc ñoom ñooy xool nuñ koy lijjantee mais daal na ngeen jàpp ni résultat moom loolu lañ ci wax ba kenn ku nekk it nañ ko jàpp beneen résultat beneen affaire aussi maanaam ñi ñuy wax badante ñi amee pathologie maanaam ñi amee feebar wala ñi nga xam mu ñu yor seen bopp ñi mënul at yor seen bopp ñooñu noonu kenn laaju leen résultat ñooñu moom bu ñu doon dugal téeméeri junni nit it amuñu benn résultat bu ñuy présenté leen rek la ñuy présenté certificat médical maanaam luy waree nit ñi dañoo wéradi wala ñi mënuñoo yor seen bopp moo luñu seen bopp moo tax ñoom loolu lañ leen di laaj donc côté boobu ñu leeraloon ko beneen bi ci des mooy ñu bari dañ may wax naan ma sama contrat dama am contrat boo xam illimité la ñenn ñi dañ ma dama am contrat boo xam indéterminé la ñenn ñi dañ ma wax naan ma sama contrat mi ngi en cours décembre lay jeex nu may def ni ngeen def leen rek la contrat bu nekk en cours jarul dagg su fekkente ni si ñett secteurs yi la laay wax nag même bu dee beneen secteur sax man pour man jarul dagg li tax mooy contrat boo xamante ne si dafa nekk en cours yow miy dugal du ñaar rek nga mën a def su fekkee dafa nekk ci même secteur bi nga wax ak sa datore lavoro mu wax ak commercialisation sa contrat bii nii ñoom ñu dugal ko ci ñu dugale ko ci surtout préfecture bi maanaam mu nekk loo xamante ni si day dem nekk lu bees continuer nga mu dugal la ci kayit yooyu su fekkee yenn patron yu compliqué yi doy nañ waar te yow mos ngaa liggéey agriculture sa séjour mi ngi nekk en cours wala le 31 octobre la jeexoon ba fii man dama lay conseil yow nga dugal bi nga xamante ni si maanaam da ngay wuti recherche lavoro soo dugalee séjour boobu bu séjour bi génne xam nga 6 mois la séjour bi jeex durée su ko defee bu séjour bi jeex day fekk sa contrat bi day nekk en cours su ko da ngay jël contrat bi rek boole ko séjour bi renouveler ñu jox la permission de lavoro nga daal di doxee say soxla noonu lay doon su fekkente ni si ñi nga xamante ne dafa nekk en cours ci yeneen secteurs yi parce que Italie aussi tam nañ ko xool legge bi li mu permettre na nit di liggéey ñaari contrat mais li mu wax mooy buy liggéey ñaari contrat buy liggéey ñaari liggéey yooyu ñaari liggéey bu ñu concurrence maanaam man mënuma liggéeyee boulangerie Samba su ginnaaw soo ma liggéey boulangerie Demba loolu legge bi da koy tere mais su fekkee mën naa liggéeyal Samba 4 heures di golf suba ak jàmm mën naa dem liggéeyali Demba 2 heures métal mécanique wala 2 heures leneen ak leneen donc côté boobu aussi tamit donc yoon terewu ko te lépp lu ci yoon terewul rek nekkul problème jarul sax ñu koy xalaat képp ku jor sa contrat mën nga ko maintenir soo ko maintenir dugal ci kayit yi su génnee nga daal di jël su fekkee 6 mois bi nga yor nga dem taxale ko bee su fekkee yoroo 6 mois bi 2 ans bi nga génne boo génnee 2 ans bi daal dem taxale sa contrat ba pare tamit leneen tamit bu ñu ko fàtte moom laa waxoon ca début ba sax ñu ne ci yeneen secteurs yi man su ma ne woon yeneen secteur dama lay conseiller su fekkee kooku mun laa dugal Kolf Mbabadaan bàyyi ko fa dem liggéeyanti ci dugal Kolf Mbabadaan ndax li tax mooy liggéey boo mën a am ci àdduna liggéey boo fi mën a am fii ci Italie soo amul séjour tôt ou tard day dagg parce que séjour obligation la ci liggéey parce que bu ñu defal le contrat foog nga am séjour te liggéey boo mën a ñàkk ci Italie saa boo amee séjour mën nga am beneen ndax moom ci liggéey moom xamoo fan lay jeex mais du jeex fii ci Italie te séjour moom ku ko am moom am nga possibilité liggéey yëpp tey damay wax ni ñun naan contrat durée indéterminée Italie fii tur bi rek moo des ak mbind mi mais article 18 day permettre datore lavoro yi à tout instant à tout moment mën na la dàq ak lay yu ndaw nag ay lay yu ndaw lañ leen jox yoo xam bu ñu ko lay rek dañ lay mën a dàq loolu moom xam naa ñi yëngu ci immigration mbirum syndicat ñoo ma ko gën a maîtriser loolu daañu leen ko wax ñoom bu fekkee wax nañ leen li nga xam mooy am donc kon loolu man du ma jaral yàq du ma jaral fixé wu fay te liggéey maa ngi leen nag liggéey tàmm ko baax na tamit bëgg ko baax mais nag soo mënta defal contrat ci secteur yi ñu bëgg parce que kenn du ko mën na leen defal contrat ndax contrat Kolf moom ku nekk ku mën a defal maanaam day liggéey bi ndaam sama kër moom ku nekk ku mën surtout ko am diitaa xam nga ni kooku am na résultat bu doy mais su fekkee ne si tubaab comme dafa compliqué doy waar man mënuma ma ko defal damay dem fële wuti beneen liggéey def ko dem am këyit parce que këyit moom moo gën a ëpp solo lépp ci man loolu laa yaakaar moo tax côté boobu kon loolu laa ci wax speed bëggoon naa wax naa leen ko kuy dugal moom foog nga am speed boo mun speed day compliqué mënoo dugal wala boog xëy na kaaf yeeg kii sax mën nañ ko dugal mais yaakaar moo sans speed sax mën nañ parce que site bi moom surtout ministre de l'intérieur bi li mu wax mooy chaque personne benn dugalal benn mooy dugalal bopp mooy dugalal nit même moo tax même boo demee ci kaaf yeeg yooyu speed lan lay laaj pour dugal ko donc maa ngi ci woo ñëpp xanaa di waxaat rek la ma doon wax fas yéene nañ leeralaat yeneen ubbi wane ni ñuy dugalee affaire yi wane ni ñuy dugalee maye kayit bi fas yéene nañ aussi tamit présenté ko speed lan lay mel ak yi tamit wax yeneen yi ci amaat yëpp fas yéene nañ di ko wax moo tax nag ñu ngi leen di ñaan bu leen fàttee abonné chaîne bi ak partagé ko mais nag leen rek la leen di ñaan dagg bi ngir yàlla ngeen waaye bàyyi leen dagg bi préparé lii nii dafa metti da ngay liir fu ne nga dugg fa lu ne nga jàng ko lu ne nga xool ko ñëw préparé ko pare bés benn nit dugal dagg ko di ko dugal ci YouTube yeeg WhatsApp yi vraiment loolu man pour man dafa xel mu gàtt sax la nag loolu moom seen xel sax nag wax dëgg yàlla war na ko weesu daal ndax nit ki sonn ci yëppam moom tey tamit partager lien man pour man dafa gën a yomb fopp dagg vidéo fu ne nga dugal ko fa partager lien moo gën a yomb boo cliquer lien bi partager ko loolu man pour man moo gën a yomb te du feesal téléphone du feesal dara
donc mais ñun daal foog ñu def lu métti rek ngir yàlla yent ñu bàyyi dagg vidéo yi te di ko partagé ak ku ko mën a aimer di ko aimer tey tamit nag wax dëgg yàlla ku abonné ci page bi incha allah comme li ñu la wax rek ku abonné ci groupe bi comme li leen wax soobee yàlla lépp lu xew lu bees da nga ko yëg lépp loo xamante ne si tamit groupe whatsapp ba xam naa nit ñi bëgg a dugg bari nañ mais nag ñu ngi leen koy balu àq bu baax te itam xam naa bu fekkee jar na ko ba jar ko ñu def 3e groupe rek mais wax dëgg yàlla ñaari déjà métti na xanaa di ziaraat ñëpp di baluwaat àq ñëpp di baal àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh